ñu dalal sunu gan professeur Ndeye Comba Touré Kane salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Babacar. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi di nuyu Georges Déthié Diop yow yaay recteur maanaam yaa jiite université El Hadj Ibrahima Niass bu Sine Saloum moo nekk diggante Kaolack Kaffrine ak Fatick université bu ñu pàccee la wàllu mbay ak ñoom seen gën ko tax a jóg. nañ ci del si sax melokaan université boobu ak tolluwaay lekk lenn ci jàmbat yu bawoo léeg-léeg ci étudiants yi waaye dañuy njëkkee li nga xam ni mooy wàllu wér-gi-yaram te nga jiite ca lu ñuy wax conférence internationale francophone VIH hépatite santé sexuelle Covid-19 ndaje moomu ñu tuddee Afra VIH 2020 gannaaw ëllëg lay door ci Ndakaaru war a jeex le 11 novembre. lu tax am ndaje ñu ciy waxtaanee xeetu jàngoro yooyu yëpp muy hépatite sida ba nag rax ci sax li xew di coronavirus. jërëjëf Babacar maa ngi gërëm waa rajo RFM ci invitation bi lu tax ñuy def conférence boobu conférence bi dañ ko tàmbali Afravi benn alliance la boo xamante ne bii dafa boole ñi nga xam ne ñoo bokk kàllaama nasaraan. ñu ngi ko créé depuis 2009 pourquoi ñu créé alliance boobu parce que dañoo gis ne ci ndaje yu mag a mag yi li ci ëpp nit ñi kàllaama anglais la ñuy làkk bu ñuy làkk kàllaama anglais ñi nga xam ne dégguñu anglais dañ doon sonn lool. après bi nga xamante ne bii def nañ fii ci Dakaaru conférence internationale sur le sida en 2008 ñu xalaat ñu ne war nañoo dajale ñaari at yu nekk ñu xool li nga xam ne mooy gën a mujj ci xam-xam yi ñu wesaare ko làkk ko ci kàllaama nasaraan. pour que ñi nga xam ne dégguñu anglais mun a xam lan moo xew ci àddina bi après ñooñ tamit mun a liggéey li ñuy liggéey ñu mun ko wone wasaare ko ci àddina bi loolu moo tax mu ñu créé ko 2020 moo nekkoon 10e édition bi moo nekk 10e édition bi normalement dañ ko waroon def fii Dakar ñëpp ñëw daje ci Ndakaaru ñu ngi ko xayma woon na ko def fële ci centre de conférence Abdou Diouf bi nekk Diamniadio mais ni àddina bi doxee ak feebar bi nga xam ne moo ñëw lëmbee àddina bi moo tax ba nga xamante ne bii nit ñëpp dootuñu dajeeti fi mu nekk nii dañoo jël xarale yu bees yi noonu la ñuy defee conférence bi ñu tuddee ko Afravi connecté Afravi connecté moom mooy ku nekk fi nga nekk fa ngay toog mais ñëpp dajaloo ñu continuer wax niñ doon waxee wan ne jàngoro bi am na mais du tere ñun li nga xam ne moom lañ mébatoon moom lañ fas yeewoon a def dinañ ko def ci yoon boo xamante ne bii mu mucc ayib la mu nekk njëriñu askan wi yëpp. bi ngeen koy waaj mbirum Covid bi xewagul woon daanaka mën nañoo jàpp ne da leen dab est-ce que loolu da leen indi ay gàllankoor wala daa am ay yokkute yi nga xamante ne da koy indi ci conférence bi. waaw loolu question bu am solo la xam nga Covid bi moom lu bees la mi ngi tàmbali ci décembre la tàmbali fële ci Chine après law ñun suñu dëkk mi ngi fi dugg ci mois de mars. conférence bi ñu ngi ko bëggoon njëkk a def mois d'avril mais après bi restriction yi ñëwee c'est-à-dire tere yi bi ñu ñëwee ñu pousse ko. ñu ne nañ ko pousse ba yëpp bu ko boori novembre ba xam ndax yaakaar nañ ne balaa novembre xëy na ñàkk dina am xëy na garab dina am mais loolu yëpp amul léegi ñun tamit ñu wane ne ñun tamit feebar bi du tax ñu taxaw tëj suñu ay loxo ndax 2018 ba léegi ñu ngi ciy liggéey di xool nan la ñuy defee conférence bu mucc ayib nit ñi gëstu nit ñi def seen lépp seen kentalay kattan joxe seen ay présentation pour ñu mun ko def wasaare ko waxtaan xool nan la ñuy weccante xalaat léegi bi nga xamee ne Covid bi egsi na ñu ne Covid bi lu bees la du jaaxal askan wi il faut ñu dugal ko ci biir surtout xool Covid bi ban genre gàllankoor la indi yeneen feebar yooyu Babacar lim léegi maanaam feebaru VIH sida nga xam ne moom moo tax sax conférence bi njëkk a jóg bi ñuy door a créer conférence bi en 2009 ci VIH sida lañ ko njëkkoon a def après ñu xam ne fii moom VIH sida kese nekkul problème bi ñu yokk ci hépatite après ñu yokk ci feebaru néegu sëy yi après ñu yokk ci li nga xam ne lii lépp moo wër ci lu ànd ak VIH sida maanaam tuberculose loolu yëpp dañ ko ciy waxtaanee te bu ñuy waxtaan ñëpp la ñuy invité ñi nga xam ne ñoom ñooy gëstukat yi dañ leen di invité ñi nga xam ne ñooy politiciens yi dañ leen di invité parce que ñoom ñun bu ñu gëstuwee te ñoom jox ñu leen ko ñoom ñu mun ko def ci ay programme doomu aadama yi duñ ci jot donc loolu moo tax ñu dañuy lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy décideurs yi ñoom ñooy indi xaalis bi ak ñi nga xam ne ñooy dimbali dëkk yi mooy bailleurs yi ñooñu ñëpp dañuy lëkkaloo ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu xam buñ ñëwee weccante xalaat ñu xam dëkk bu nekk lan mooy problème am réel comme ça dëkk boobu dina mun a def li nga xam ne moom mooy plan stratégique am te bu defee plan stratégique am dina mun a xool nan lay xaalis bi ñu koy jox ci yan fan la koy dugal pour que xaalis boobu mun a jur boo xam ne bii askan bi dinañ ci gis seen bopp. ci jàngoro yooyu nga lim
muy diggante tuberculose hépatite jàngoro néegu sëy yi ba ci bi ci gën a mag di sida ak yeneen yi nga xam ni moom ngeen yittewoo te war ko waxtaanee ban moo ci gën a garaaw fi ñu toll nii Sénégal wala yan ñoo ci gën a garaaw. bon Sénégal moom mun nañ dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax parce que jàngoro yëpp presque jàngoro bu nekk am nga programme te programme bi mi ngi liggéey bu mucc ayib boo jëlee par exemple jàngoro sida CNLS mi ngi ci moom sax moo yore organisation locale bi docteur Safiatou Thiam moom mooy présidentu comité d'organisation locale bi soo jëlee VIH sida Sénégal def na ci ay jéego yu mag a mag a mag te ren jii dafa nekk at moo xam ne bi ci VIH sida at bu am solo la ndaxte 2020 xam nga 2014 li ONU sida nga xam ne moom mooy li gën a màgg ci li wër ci li gëstu ci mbirum sida dafa ne woon dëkk bu nekk na nga fexe góorgóorlu ba 2020 nga fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy dund ak doomu jàngoro ji yëpp téeméer boo ci teg juróom-ñeent fukk yi génn nga leen donc dëkk yu nekk teg ay stratégie pour mun a def loolu et Sénégal nii am na ci ay jéego yu mag a mag a mag dernière données yi amaguñ ko mais données yi nga xam ne ñoo mujj ci 2019 téeméer boo tegoon Sénégal fexoon na ba génne li ëpp juróom-ñett fukk yi ak lu ci tegu donc loolu wane na ne ñi ngi def ay jéego yu mag ci loolu boo jëlee feebaru hépatite am nañ programme bu nekk fi programme boo xamante ni bi yàgg na lool di def ci mbirum aar di ñàkk nañ ci lu bëri Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo njëkk a teg fii ñàkk boo juddoo depuis 2016 ñi ngi def vaccination à la naissance soo jëlee négocié yi am nañ ci programme boo xamante ni bi tamit mi ngi ciy def lu mucc ayib donc pour Sénégal loolu ñu ngi ciy def ay jéego yu mag boo jëlee tuberculose nga xam ne fi mu nekk li nga xam ne moo lëmbe àddina bi mooy tuberculose bu dërkiis bi ñuy wax tuberculose multirésistante te loolu Sénégal fexe na ba nga xamante ni bi am na ay xarala ay machines yoo xamante ni moom lañ wesaare fu nekk ci réew mi pour ñu wax ku ànd ak tuberculose ñu mun a xool ndax yow bu dërkiis bi nga yore wala beneen bi nga xam ne bii neex naa faj bu nekkente ne bu dërkiis bi la ñu fexe jéem a góorgóorlu ba faj la lu gën a gaaw donc mun nañu wax ne ci mbirum loolu faj yooyu Sénégal mi ngi ciy def ay jéego yu maanaam lépp doyul daal. tuberculose lu muy yóbbu ci réew mi mbaa bëriwul. feebar yi nag am na lu ñuy yóbbu. ci ay bakkan lay wax. waaye ci ay bakkan waaw man am na lu ñuy yóbbu xayma bi nag yoruma ko parce que indaale wu ma ko woon bi may ñëw am na lu ñuy yóbbu mais boo ko comparé ak yeneen dëkk yi wàññeeku lu néew la daal par rapport ak yeneen dëkk yi. est-ce que li nga xamante ne moo di feebar bu mu bees bii di Covid-19. est-ce que indiwul ay gàllankoor wala bokk ralentissement ci gëstu yi nga xamante ne ñu ngi ko doon gëstu ci lu mel ni Sida ndax dafa mel ni force yëpp dañ ko concentré maintenant ci àdduna bi ci Covid bi. waaw force yëpp dañ ko concentré ci Covid bi loolu dëgg la ndax Covid bi moo lëmbe àddina bi mais bu feebar bu bees ñëwee dañoo war a jàngat ci feebar yi fi nekkoon ndaxte VIH Sida am na lu bëri loo xamante ne lii indi na ko ci àddina bi. boo seetee sax réew yu bëri ñi nga xam ne ñi ñoo yore seen commission scientifique yi mooy ñi doon liggéey ci VIH sida parce que ñooñu am na loo xamante ne li ay gëstu yu ñu defoor ñu mun a def ay parallélisme ñaari virus yi gaa bokkuñu nuróowuñu bokkuñu defuñ dara mais donte sax yenn saay ci ndorteel ga ñu ngi doon naan médicament bi ci sida bi peut-être mën na am li nga xamante ne faj mën na faj ci Covid bi mën na nekk moom mooy loolu la ñuy wooyee ci kii bi repositionnement moléculaire xaw ma naka laa ko mën a waxee nag ci kàllaama wolof da ngay jël benn garab loolu sax ñun dañ koy def ci wolof da ngay jël benn garab boo xam ne bi lii la doon faj mais leneen ñëw na nga essayé ko ci nga gis ne baax na loolu lañ def ci yenn garab yi nga xam ne yi garabu sida la woon fexe nañ ba nga xamante ni garab yooyu gis nañ ne am na njëriñ ci biir Covid 19 bi mais li nga xam ne moom lañ mën a jël jàng ko bu baax mooy xarala yi nga xam ne tegoon nañ ko doon ci liggéey ci VIH sida xarala yooyu mën nañ ko jël di ci liggéey tamit ci Covid 19 loolu moo tax nit ñi dañu war a booloo xool bu baax nan la ñuy liggéey parce que Covid 19 bi xam nga comme amul garab li nga xam ne moom nga si mën a gën a mën a def mooy nga mën a tester nga xam kan mooy dund ak doomu jàngoro bi boo xamee kiy dund ak doomu jàngoro bi nga jël ko nga mun ko ber pour nga xam ne du wasaare doomu jàngoro bi waaw fi mu nekk nii nag soo seetee ci suñu réew yi wàññeeku na bu baax mais wàññeeku bu baax bi warul tax ñu wàcc suñu ay loxo parce que léegi nii soo dee dox tuuti nit ngay gis ñuy takk masque te ba léegi nii dañoo war a continuer di góorgóorlu ci takk masque bi parce que feebar la boo xamante ni bi tant que amoo garab
boo ko mën a faje bu ko mën a dindi carrément wala nga am ñàkk boo xam ne mën na ko fekk li nga xam ne moom la ñu tegteel tere yi nga xam ne moom la ñu teg nit ñi dañ ko war a topp yéen nag loolu yaakaar nañ leen ci lool yéen waa média yi ngeen continuer di ñaax askan wi di leen di wax ne leen ne feebar bi demagul carrément ci àddina bi gis nañ Europe li fa xew parce que dañoo amoon benn période de relâchement ci temps wu été bi kenn takkatul woon masque defatul day gis nga mi ngi am deuxième vague kenn ñaanu ko yàlla pour mu ñëw fii ci suñu réew yi mais naka lañ la ko olof yi di waxee ndimbal tamit na sa fekk loxol borom il faut ñu jéem a fagaru ba nga xamante ne bii ñaan yàlla benn deuxième vague bañ fi am incha allah. léegi jàngoro yi nga xam ni yu bëri la te xew ci àddina am ci réew mi yéen a ngi wax ni yéen ñiy làkk français da ngeen di daje seen daje moom ngeen di waajal gannaaw ëllëg ngir li nga xam ne ci anglais lañ koy gën di dégg ñu koy mën di dégg ci français. waaye réew mu ne itam làkk ya fa ne est-ce que waruñ cee gën a liggéey ngir nit ñi di xam feebar yeeg la ko wër ndax muy hépatite ak yeneen boo seetlu fii Sénégal gars yi dañ koy dégg rek waaye xamuñu ko de. te nag lu am solo la nag ci dëkk bi bari na fi xaw na fi bëri te xaw na fi bëri donc loolu lu ñu war a waxtaane la te loolu yéen ñi di nekk ci maison de presse yi war ngeen ci def ay jéego yu am solo di xool nan lañu lépp loo xamante ne lii wax nañ ko ci kàllaama anglais wala wax nañ ko ci kàllaama nasaraan war nañ ko tekki ci kàllaama réew yi pas wolof rek war nañ ko wax ci kàllaama yépp ba nga xamante ni bii bépp ethnie bu nekk fii rek war na comprendre li nga xam ne moom la ñuy wax mu xam nan la ko mën a moytoo ak nan yan jumtukaay la war a jël ba nga xamante ne bii bu dee feebar bi dal na ko. fan la war a jël gouvernement war na am programme bu jëm ci loolu non. gouvernement bi am na ay programme mais tamit yéen bu ngeen ñaaxee rek programme nañu olbatiku xam nga yéen mën naa wax ne yéenay interface entre gouvernement bi ak population yi yéen bu ngeen bu amee benn njàqare ci population bi yéen bu ngeen ko relayer rek gouvernement bi dina jël matuwaay yi ci war a am yëpp pour que population mën ko jëriñoo loolu moo tax ma ne yéen war ngeen ci jouer rôle bu am solo mais loolu gouvernement bi tamit war na ko def te gouvernement bi mi ngi koy def en tout cas programme bi nga xam ne moom laa gën a xam muy programme mu VIH sida loolu moom dañ ko ciy def bu baax a baax a baax dañuy am na sax boo gisee ne problème bi ñu am fii bu Sénégal moo nekkoon xale yi donc programme bi dafa def benn lënkaloo ak sage-femme yëpp tudde ko Ndey Dikke maanaam sage-femme boo gis dafay bu toppee benn jigéen wérul bu ko testé ñaanuñu ko yàlla bu jigéen wérul boobu amee VIH sida daf koy topp ba xale bi judd mu topp ko ba ñu testé xale bi mu topp ko ba nga xamante ni bi xale bi lépp li war ci moom def nañ ko ba nga xam ne xale bi du feebar bu fekkee ne xale bi feebar na tamit mu topp ko ñu jël ko en charge correctement te loolu ñu ngi koy def ñu ngi ciy gis ay résultats yu am solo loolu noonu ñu def ci boobu programme mën nañ ko def ci yeneen programme yëpp après mun nga utiliser tamit xale yu ndaw yi xale yi nekk ci école yi lu ñooñu yëpp ay jàngat la yoo xamante ni war nañ ko mun a xool lëkkaloo seet nan lañ mun a utiliser force yi ñu am ci suñu réew ba force yooyu mun a jëriñ askan wi loolu yëpp mun nañ ko def. ci ndajem Ndakaaru gi ngeen ne da ngeen di def bilangu stratégie yi. bilangu stratégie yi est-ce que jëm na kanam wala déet stratégie yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu xeex yenn ci feebar yooyee wala wàññi ko ak itam nee ngeen ni ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñooy bokk ci ndaje mi dana permettre ngeen waxtaane ci vrai sujet yi est-ce que cela veut dire que yenn saay ci yeneen ndaje yi on passe à côté. non ndaje yi kenn du jàll à côté sujet yëpp la ñuy waxtaane li tax ñuy wax nii ne moom dañuy jël sujet yoo xamante ne yi buñ koy wax ci yenn kàllaama yi li ci ëpp grande conférence yi mag yëpp anglais la ñuy wax te du am sax traduction en français léegi bu fekkente ne yow yàlla mayu la nga xarañ ci anglais da ngay am problème pour comprendre réellement li ñuy wax loolu la ñuy boole foofu yëpp tënk ko après ñëw tasaare ko nag ci kàllaama nasaraan pour que ñëpp mun ko comprendre te buñ ko waxee nag ci kàllaama nasaraan ba pare war nañ ko wesaare tamit ci li nga xam ne mooy làkku réew mi pour que waa réew mi xam lan moo waraloon bii ndaje lan mooy objectif ndaje bi ak lan lañ ci mën a jëlee ban jàngat lañ ci mën a jëlee loolu la mais amul benn ndaje boo xamante ni bi ndaje fayaa amul. te boo gisee fii ci Sénégal Conseil national de lutte contre le sida depuis 2016 commencé na def lu mel noonu moom la ñuy wooyee journée scientifique du VIH sida chaque 2 ans ñu jël ko comme ni Afravi di def ñun loolu la ñuy def ñun fii ci Sénégal déjà dajale ñu nekk ci région yeeg ñëpp ñu ñëw ñu waxtaane ak ñoom te gis nga si ndaje bi ñu jëm nii
am na ñoo xam ne ñi ci région yi lañ nekk def nañ ay gëstu yoo xam ne gëstu yu mucc ayib la ba nga xam ne sélectionné nañ leen ñoom dinañ présenté ci ñetti fan yi nga xam ne fa lañ jëm. Professeur Ndeye Comba Touré Kane kon mooy sunu gan ma fàttali ni bu weesoo ndaje moomu nga xam ni yaa ko jiite ci fukkeel bi yoon ñu koy amal jëm ci wàllu réew yi làkk français borom xam-xam yu mel ni yéen di waxtaanee jàngoro yu ci mel ni Sida ak yeneen jàngoro néegu sëy yeeg xeetu jàngoro gu ñu naan hépatite mbaak tuberculose bu weesoo loolu yow yaay recteur université El Hadji Ibrahima Niass bu Sine Saloum di université boo xam ni mi ngi lalu diggante Fatick Kaolack ak Kaffrine loolu neex naa yoro université bu tojee noonu kalaate fu ne am bànqaas. waaw Babacar loolu moom mooy stratégie yu bees yi ci université yi soo demee ci dëkk yu mag yi léegi université yi noonu la université yi nekkatul rek benn place université yi dañ koy jël def ko ci plusieurs localités te université du Sine Saloum li nga xam ne moom mooy particularité am lu mu nekk ci ñetti régions yi am na sax Diourbel ñeenti région la ba Diourbel am na fa commencé guñu activité yi ci Diourbel mais am nañ tamit site au niveau de Diourbel bu ñu jëlee Kaolack dañ faa def li nga xam ne lii lépp mooy lépp lu bokk ci mbirum mbéy donc mbéy mi ak li ko wër yëpp fa lañ ko def ñu dem Kaffrine ñu jël lépp li nga xam ne mooy sàmm xool jur ak lu jur mun a indi fa lañ ko def nga ñëw Fatick ñu jël li nga xam ne lépp moom mooy napp gi lépp lu wër ci napp gi li nga xam ne mooy tourisme lépp foofu lañ ko def biñ jëlee li nga xam ne nag moo wër ci mbirum mbéy ak li ko wër yëpp ñu defaale yeneen jàng yoo xam ne ñoom ñooy permettre. xalaat bi baax na professeur xalaat bi baax na loolu waaye yembal gi moo des ndax université boobu manqué la ci bëri taax yeeg anam wi étudiants yi di nekkee ci bànqaas yooyu itam bés bu nañu xultu ko ñoom. waaw loolu moom am na tabax bi xaw na yéex mais tabax bi reprendre na et am nañ yaakaar ne balaa yàgg xëy na tabax bi dina antu loolu moom lu am la tabax bi moom daf ñoo gàllankoor sax ci. lu bëri loo xamante ne lii bëgg nañ ko def ci université bi mais dañuy am yaakaar rek xam ne balaa yàgg peut-être tabax bi dina antu parce que ni ki tey sax am na benn visite boo xamante ne bii dinañ ko amal foofu noonu pour xool fan la tabax bi toll yan xayma la ñuy mën a defaat ak yan jéego ñu ngi koy topp naam yéex na moom mooy tamit université deuxième université de Dakar ba ñun ñaar ñooy université yi nga xamante ne yi moom suñ tabax dafa xaw a yéex. mais bu jam ñaajo bi Amadou Makhtar Mbow mais ñu ngi ñaan yàlla rek tabax bi mën a antu bu tabax bi antoo moom mën nañ fa def lu bëree bëri te xam naa ne dinañ ko góorgóor parce que ku bëgg a développer am réew ci sa mbay ngay jaar développement wu réew soo bëggee sa réew mu jëm si kanam si mbay ngay jaar parce que même balaa ngay wax kenn mu def leneen kooku dafa mën a lekk ba suur. parce que boo lekkulee ba suur munoo def dara te lekk ba suur bi di nga ko war a def ci mbéy mi waruñu jéggaani dara parce que feebar bii xew nii won na nit ñi ne ku nekk da nga war a compter ci sa bopp Covid 19 bi. parce que am nañ ay temps ku nekk tëj sa lu nekk ne dara du génn sama réew donc ku nekk da nga war a góorgóorlu ba sa réew lépp li nga xam ne moom nga soxla nga koy defar ci sa biir réew. te ñun université El Hadji Ibrahima Niass bu Sine Saloum loolu moom mooy suñu objectif. fexe ba nga xamante ne bii lépp lu ñuy produire fii ci réew mi dinañ ci dugal xarala yi mujj lépp li nga xam ne ñun jàngoon nañ ko ci yeneen fi ma nekkoon daan def recherche ak gëstoog lépp dañ koy appliquer ci biir mbay mi di comme conférence bu mel nii bi ñu def ci wér gu yaram ñaan nañ yàlla bala moo yàgg ñu def ko ci mbay mi ak lépp lu ci antu ci université Sine Saloum invité yeneen université africaine yëpp ak yeneen université yi nekk au niveau mondial di gëstu ci biir mbay mi ñu mun a waxtaan xarala xool lan la ñu mën a jëmale mbéy mi ci kanam incha allahu rabbi. jërëjëf professeur Touré Kane ñu fàttali ne yow yaa jiite li nga xam ne mooy université Sine Saloum ñu doon waxtaanee wàllu wér-gu-yaram rawatina ndaje mi ngeen amal gannaaw ëllëg ñu fàttali ne yaa jiite kon université boobu nga xam ni ci ñeenti diwaan la Njaareem Fatick Kaolack ak Kaffrine jërëjëf professeur Ndeye Comba Touré Kane jërëjëf mbokk yi ci ànd beeg ñun RFM